ren ji ci jamono ju lëmbe lañu nar a tàmbali koor gi mbas mi indi si ay coppite yu bari bokk na ci conférence yi ñu doon amal yëpp day dàkk. dañuy ñaan yàlla sunu borom rek xam naa fas yéene ko aj ba fii ak année prochaine incha allahu rabbi ndax conférence bi nekkoon na conférence boo xam ne dañ doon apporter lu bari ci cité bi ndax moo doon occasion boo xam ne plus de 120 jigéen dinañ daje ñun ñëpp ñu am benn objectif bi mooy di déglu lu imam di ñu wax. te ci biir conférence boobu ay jàngat yu bari la woon ndax ay thèmes yu am solo la imam daan jël lu ci mel ni héritage lu ci mel ni ak dëkkandoo yu bari yoo xam ne nii saa yuñ ko defaane ba pare boo fi jógee di nga am lu bari loo yóbbaale mais nag comme situation yi ni mu demee nii ak Covid 19 bi xanaa ñuy ñaan yàlla rek xam nañ ne dootul mën a nekk ndax koor gi dugg na di ñaan yàlla sunu borom feebar bi gaaw fi jógee bu déwénee incha allah ñu def ko. liñ naan ñett su xewee. ku deful ñett rek doo jàmbaar bu réew soxla yépp dañ ko war a annuler bu sa kilifa soxla yépp dañ ko war a annuler bu sa diina soxla yépp dañ ko war a annuler dafa mel na ñett yooyu yépp nañ ñoo soxla bii réew mi moo soxla askan wi ñoo soxla diina ji moo soxla ku ci ne am nga ci wàll askan wi dañoo am loo leen menacé àdduna bi yépp muy feebar boo xamante ni ba léegi trouvé guñu vaccin ñaankat yeeg waxtaankat yëpp kenn ku ci nekk moytu la ñu mën a wax moytu leen ñun ñu yëngu ci wàllu diine itam ñaan leen la ñu mën a wax ak moytu donc ba léegi trouvé guñu benn vaccin kon disposition yi ñu war a mën a jël mooy ànd ci li nga xamante ni moom la kilifa réew mi jël comme décision muy médecin yi ànd ceeg sunu autorité yi nga xamante ne ñooy autorité administrative ak sunu xalif généraux yi li nga xamante moom la ñuy tëral te loolu yëpp ñu teg ko ci xam-xam bu leer muy xam-xamu alquran di xam-xamu sharia ñu war cee tënku ñun ñëpp. li ñu naan situation exceptionnelle mesure exceptionnelle tey jii koor gi tey nar nañ ko ci anam boo xam Sénégal mosu ko mooy ci koor goo xam ne tey wax dëgg yàlla tëj nañu jàkka yi tëj nañu jumaa yi programme yi ñu daan am koor te ku xam kooru Sénégal. macha allah ni mu daan àndal tey ci ferveur religieuse tey yooyu yëpp ndax nañ ko ñàkk waaye nag man je crois que li ñu ko war def mooy def ko ci kër yi itam wàññiwul dara bu dee conférence yi tey li ma proposé mooy wax dëgg yàlla tey réseau yaa ngi fi internet baa ngi fi télévision baa ngi fi WhatsApp baa ngi fi je crois que mën nañ ko def ci anam boobu ñu xam ne situation bu exceptionnelle moo ñëw moo tax tey il faut tam ñu jël ay mesures exceptionnelles. bu dee ñii di amal conférence yi yëg nañ ko ñii di ko animer tamit. am ñeneen di wax leneen. bu njëkk bu koor gi mosaan jub si 1 mois après dana fekk sunu calendrier fees ci conférence publique yi ñu daan def ak méga conférence yi ak yenn débat yi ci télévision yi ak ci rajo yi ak yenn ndog yi ñu daan organisé nga xam ne bu ci nekk yàlla lañ daan wut waaye daawoon na am ci daan ruus yoo xam ne nii dañ ko doon delloo ci njaboot gi ñi nga xamante ne dam ay néew ji doon lañ te ñu yaakaar ci ñun it muy silmaxa yi ak ñu wàññiku ñi ak suñuy mbokk bopp yi nga xam ne ñu ngi ci àll ba daawoon nañ ci jàppalante ak ñoom daan ci dimbalante ak ñoom. Ramadan bu exceptionnel la ndax ñëpp xam nañu li xew mooy coronavirus bi xam ne tey wax dëgg yàlla mi ngi def ravage ci àdduna bi ba tax na tey tout ce qui est rassemblement lépp loo xam ni rassemblement la yëpp état tere na ko pour éviter propagation Covid 19 bi ci rassemblement yooyu tey gis nga nu tëj jàkka yi tëj jumaa yi ba suñu conférence religieuse yi ñu daan amal activités yi daan amal ci koor yëpp ren incha allah du mën a am. ndax lii nga xam ne tey moo gàllankoor adduna bi tey. non ce n'est pas du tout une obligation tey tamit daa mel ne spécialité Sénégal la ndax yeneen réew yi duñ ko def am na réewi arab yoo xam ne bu ñu wooree dañuy jàng seen alxuraan dem ci jàkka ji julli def seen ay weer dem nañ seen yoon muy benn kon ñun suñu aada la ci suñu woor ñuy def conférence mais conférence yi aussi mu am wala mu bañ a am du yokk dara ci darajay koor gi mais mën naa yokk nag. xëy na ci jigéen ji xamul woon wala waa ji xamul woon ñu jàngalaale ko dara mu xamee ko ci conférence yi loolu c'est important mais bu fekkente ne conférence bi thème bi ñuy def dana mën a jariñ kiy déglu waaye léegi conférence yi à but lucratif la parce que da ngay am conférence tudde nañ ko nangam présider nañ ko nangam marraine nañ ko nangam jox ay enveloppe et cetera ku amul xaalis kenn du la jox enveloppe yooyu bu yàggee conférence bi dootul nekk conférence mais wut xaalis la. moo tax man je me pose la question pourquoi ci weeru koor rek la ñuy def conférence pourtant yeneen weer yi ay yeneen weer yi yàlla la
wala dañuy wax ne comme war naa ba ngoon am naa jot naa dem déglu ji conférence bu dee loolu kay alxuraan moo ëpp doole conférence demal déglu ji alxuraan kon wala nga jàngi ko wala nga ñëw ku la jàngal alxuraan wala ku la wàcceel kaamil. ñenn ñi dem sax ba di soppi seeni programme daal di ko adopté ak jamono ji nu mu tëddee. man ci koor gi daanaka mën naan am programme boo xam ne pratiquement week-end yëpp samedi dimanche yëpp dama ko daan def ay conférence d'ailleurs am naa carnet d'adresse boo xam ne c'est annuel c'est fixe ñoo xam ne dama leen daan defal ay cérémonie yu nu mel conférence yi ci biir weeru koor gi yëpp. man ren rek amoon naa 18 conférences yoo xamante ni doon naa am parce que booy xool conférence bi ñaari maanaam koor gi ñeenti dimanche la daan doon wala ak ñeenti samedi bon bëccëg bu ne ba tamee ñaari conférence guddi gi tam léeg-léeg nga am conférence méga conférence ajjuma yi buñ julli juma ba pare am na ñu daan def plus laylatul xadr yi am na ay salaat tasbiya yoo xamante ni dañ ko daan def chaque année ci ay gox yoo xamante ni yooyu yëpp lu ñu kale woon ba pare la donc dina gàllankoor. damay dem ci benn télé ci fii ci réew mi dem def fa sama ay de 15h à 16h sama programme mensuel ci ramadan bi te loolu du empêcher mukk sama programme individuel bi nga xam ne man parce que chaque mois de ramadan damay wàccee kaamil war naa koy def sax ci at bi mais damay tàmbalee bàqara di ko jàng ndànk damay gaaw sax taf balaa ñëw wari ma def ñetti kaamil wala yu demee noonu ndax guddi gu ne damay dem lu baree bari bala ñëw wari moom danaa daaneel kaamil bi su ma amee sama ay xarit yoo xam ne ñëw nañ kër ga xam nga nag léegi malheureusement couvre-feu bi moo tax à 20h ñëpp dañuy arrêté à partir de 17h 18h ñu waxtaan soit par téléphone wala ñu toog kër ga joxe ay points sur l'histoire de l'islam ñu waxtaan ci ku nekk dem voilà ren moom noonu la defe naa ni parce que ren conférence du am soo conférence daan am nag daanaa am conférence yoo xam ni daanaa ko def mais man su ma ñëwee damay tàppe directement ci sujet bi du ma fa nekk naan Demba ak Samba ndax dafa am benn conférencier astafurlah benn kilifa diina bu mag boo xam ne bii du ma tudd turam mais mi ngi ci réew mi mas na ñëw Sorano mu toog di xaar conférence bi ndax moom lañ ko parrainé woon te kilifa diina la ko mag mi ngi ci tarixa yu mag yi mais su demee ba ñuy bëgg a tàmbali rek kenn jël parole bi daan ne waaw diw ñëw na nangam ñu sargal ko yuuxu woy ay xasida ñuy jàng fii nangam téere bu nekk ñu jàng ñu toogaat ñu demaat ba mu yàgg suñu bëggee tàmbali conférence bi rek benn autorité ñëw ñu interrompre kenn jóg wax nangam mais mu toog ba 5 heures mu xool montram julli passé tuuti mu noppi rek mais bi ñu ko joxee affaire bi na ko waxal dafa ne nañ tàllal te ñaan comme li ñu waroon a wax lépp wax ngeen ko kon nañ ñaan te dem mais parce que nit ki boo ko woo ba mu ñëw da nga koy bàyyi mu wax donc loolu la man nag ren comme conférence amul damay dem sama télévision def sama émission su ma waree waxtaan ak ñenn ñi ci téléphone par des questions yoo xam ne dañu ma koy laaj ci koor gi lan mooy yàq koor lan la ñuy def ba nangam ma tontu leen toog sama kër parce que couvre-feu bi moo tax. situation bi ci kàddu ñenn ñi dina indi gàllankoor am ñeneen ñu ne loolu warul. conférence yi baax na man mii damay def conférence dañ may jël may def conférence waaye su fekkente ne conférence bi léegi 90% ci affaire bi mbumbaay la ay joxe carte la ay affaire wut xaalis la. su keroogee dootul yàlla cela n'a rien à voir donc avec le ramadan parce que koor gi moom naturellement chaque année dafa war a am 4e pilier bu l'islam la dañoo war a woor waaye conférence moom dañoo war a wut thème jigéen ñi la waaj a waxoon ca conférence ba ñu jël ko conférence mu ñëw di wax fi mu toog premier rang bi yëpp ay jigéen yoo xam ni dañoo xeesal mu changé thème bi wax ci xeesal conférence ba naqari mu ne leen yéen ñi may conférence loo yéen seen bopp d'abord muuru leen seen bopp yi ba noppi bëgg maa conférence loo alors que li ci ëpp mooy li ma ko waxee léegi dañuy ciblé ñi nga xam ne ay directeur de société lañu ay kilifa lañu jox leen ay carte pour ñuy defal leen seen enveloppe suñ paree ñu fab xaalis bi xaaj ko ci digg bi jox conférencier bi kii association boobu lekk seen xaalis loolu yàlla la. conférence kay normalement boo koy def bul enveloppe bi lu mu ci wuti woon wala nit ñi rek ci benn bayal ñu toog bu ñëpp waxee après kenn ku nekk dem boo demee nag ba côté lucratif bi mënu cee ñàkk ba ñàkk ñu sellal ko. li may ñaan yàlla mooy gannaaw état mu acte bi mu def. ci denrée yi muy séddale mais itam mooy wax tam bonne volonté yi tamit képp koo xam ne itam sa loxo jot na sa gannaaw koñ ba nga dëkk wala gox ba nga dëkk tamit na nga bàyyi xel faqiir yi ak miskin yi. doon def chaque ngoon ñëppay participer bu ngoon jotee da ngay gis ñuy defar café ñuy defar meew fonde lépp day am ci jàkka ji ñuy defar ay méchoui ñu dem ba affaire boobu nekk coutume fii ci jàkka ji. et comme daara yi ñu ngi fonctionner ñu ngi waxaat ñëpp rek di leen lancer appel na leen loolu ça continue. ndax loolu c'est l'occasion pour taalibe yi gën a mën a toog seen kër yi daara li ñu daan def fii ci jàkka ji dinañ koy defar ba mu baax balaa heure ndogu jot ñu yóbbu ko fii ci daara yi bu ko defee xale yi toog fa xewlu. képp koo xam ne dégg na sunu baat wala nga xool wala nga liir
su fekkee ne yàlla man loon la ko te yàlla jàppandal la ko soo ñu ko joxee itam ñu jëfandiko ci ñun ba pare dimbali ci ñi nga xamante ni ñooñu yaakaar ndax itam bu fekkee da nga daan xëy di taaba waaw koor gi ñëw nga am ci conférence am ci ay débat am ci ay invitation yooyu yëpp am lu ci daan ruus bu ñu demee ba ñu dem ne ñëpp toog seen kër dootoo dem dootoo dikk dana métti waaw dana métti waaye nag yàlla mi nga xamante ni moom jeexalul dara te moo nekk fépp te moo fi indi bii feebar xam naa ne du tëj bunt tëj fenêtre ndax yàlla mu yërmandeem yaatu na conférence yi xëy na duñu ko mën def waaye du ñàkk am na yeneen ndimbal yoo xamante ne moom dana ko def al may yeneen yërmande ndax yàlla moom mooy yërëmaa kon arhamar rahimin moom mi nga xamante ne mooy yërëmaa kon yi. Maodo Faye di ne rek ustaas yi nag am nañ ci responsabilité bu baax. parce que ñaare da ngay gis koo xam ne ki day ñëw ne la defal ma conférence nga ne ko waaw mais man ñi ma mas a defal conférence yépp ci site bi laa koy waxee ku ci mas a wax ne Maodo laaj na ma dërëm na ko wax amul. da ngay ñëw négocier ak man la loo ma jox baax na boo ma joxuloo li ma def ko mësuma cee laaj xaalis am na nag ñoo xam ne ñi ñoom par contre parmi ustaas yi danaan la jox ma nangam ak nangam wala ñoo la demal sama secrétaire am na ci ñoo xam ne dañoo dem bu wut secrétaire te négocier avec le secrétaire mu joxal la kii joxal la emploi temps ne la dama fees parce que ki lay conférence lu am na droit fayu la parce que yow miy conférence it xaalis nga ci wut moo tax man la diggante boobu yàlla nekkatu fa commerce la il faut avoir le courage de le dire problème bi su fekkente ne man maay def conférence léegi lettres yi ma wut yëpp ay autorité ay directeur de société pour ñu def ma xaalis ma laqar ci xaalis bi dugal sans poste fay conférencier bi loolu commerce la oustaz bi normalement waru la dafa lay wax na la ah man de loo ma jox baax na waaye oustaz itam dofuñu bu nee ba xam ne yow léegi aspect commerce rek moo la yëkkati moo tax ñu fayu la ñoom tamit seen xam-xam duñ ko jaay ci maali foro am nañ de wax foofoo tam oustaz yi kenn moo leen a reproché am nañ foofu dëgg tamit ndax ki leen di conférence la wutu lu dul xaalis ki leen dafay kon bu leen fayoo moom it wax na dëgg mais conférence bi su fekkonte ne yàllaa tax enveloppe du ci am waaw ndax weeru koor yàlla waxul fenn dem leen defar conférence pour ñu fay leen xaalis wala pour ngeen wut ci ay aspect lucratif wala ay aspect commerciaux loolu yàlla mësu ko wax léegi nag weeru koor sell na bu la neexee nag nga ni léegi naa wax adiya taala mu defal ma conférence adiya na la garaawul nga jëm ba ca pénc ma nga dem ba ca pénc ma wala nga dem ba ca jàkka ja lan moo tax conférence yi duñ ko defee ci jàkka yi pourtant jàkka boo gis am na cours jigéen ñi nekk derrière góor ñi nekk ñu toog lal ay basan waxtaan ci yàlla ak yonent bi jàng alxuraan kenn ku nekk dem lu tax duñu def loolu mais da ngay dégg ñu ne association tel wala les femmes de regroupement tel ñooy woo directeur nangam directeur bu ñëw jaagari ñu tegal la fa kii léegi moo tax man la bu fekkente ne conférence yi noonu lay demee c'est pas des conférences islamiques mais c'est des conférences à but lucratif. feebar bii di Covid-19 nii mu gàllankoore wérgu yaram askan wi ak gàllankoor lii di koom bi soppi na tamit jikko yi ak nekkin yi noonu la nar a indee coppite yu bëri ci koor gi ba nga xamante ni ay xew-xew yu bëri doon na ci am wante dañ koy mujj dàkkal ba jëmmi jamono.